jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ponk ci gën a fës Sénégal ñàkk ku mag ci wàllu politique ñu ne homme d'état bu dëggu la moom Djibo Leyti Ka làkku na tey jii ci alxames ji gannaaw nag feebar bu ko tëraloon ay jege ñaaleem ñi ma doon àndal ci wàllu politique indi seede bu mag nag ci moom Djibo Leyti Ka mu doon koo xamante ni nii liggéeyal na Sénégal lu toll ci juróom fukki at loolee nag seede nañu ko ca moom tey ji sax ci assemblée nationale bu doon ubbi buntam tamit ndawi réew mi daat nañu rek dellusiwaat ci jaar-jaaru Djibo Leyti Ka ku ci ne nag indi seede jëmale ci moom moomee di Djibo Leyti Ka ni ñu ko waxee assemblée nationale doon ubbi tey ji ay buntam mu doon loo xamante ne nag kon ndawi réew ma mujj nañoo tase ci loolee ñu diggee woon ni ki tey ji waaye nag lañ ca xel ñaar rek mooy tardement ba nga xamante ni am na ci ubbite gi loolee nag ñu cay sax joxañante baaraam ku jëg politique gi jàpp rek ne majorité bi ñooma majorité bi nag ña faree ca ñoom jàpp ne nag lu soxal tëralinu assemblée nationale amul lu ñu ca jalgati waaye lu mu ci mën a doon nag ña ngay xaar ab rupture maanaam mu nekk liggéey boo xamante ne daal liggéey buy jëmale askanu Sénégal kanam ñu ngi koy xaar ci député yooye dinañ ci dellusiwaat ci biir xibaar yi beneen ponk muy tàggat yaram ci wàllu basketball Sénégal Angola daañu fas yéene nag jano wala boog sax ñi ngi si jamono ji may wax ak yéen fële ca Tunis mbokk yi ponk yaa ngi yaatal gi léegi léegi. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaar yi ñu tàmbali ko ak tiis wi moo doon wax léegi ci ponk yi muy génnuk àdduna tey ji Djibo Leyti Ka tey ji nag la faatu tey ci alxamis ji gannaaw rek ab feebar boo xamante ne nii tëraloon na ko moom moomee di Djibo Leyti Ka ñu jàpp nag ni nit ku dëggu la homme d'état la waaye tamit ku yàgg liggéeyal Sénégal lu toll ci juróom fukki at nemmeeku nañ ni moom Djibo Ka liggéeyal na ko Sénégal Abi Faye Modou Diop ñu delsi ci nataal bi. secrétaire général bu URD génn àdduna gannaaw ba ko feebar bu yàgg tëralee moom ministre d'état bi yàgg xeex ngir intérêt réew mi jamono ji dëddu na ay jege ñaaleem lii la ñu wax. tey nag Djibo Ka moo demu Djibo Ka nag di perte bu rëy ci réew mi ndax dafa nekkoon doomu Sénégal boo xam ne bii gën Sénégal dafa compté woon ci moom. ministère bu mu mën sa jaar rek wàcc na fa loo xam ne boo ko seetee saytu ko rek. nga xam ne c'est un homme d'État qui a fait ce travail moo liggéey bi lii quoi. ku gëm administration jóge na fi ku loxoom set wecc ku liggéey bu rafet ci ministère yi mu jaar yëpp te gunge naa ko ci. xarit àndandoog politique mag ak i rak ay rakam ñoom ñëpp tiis la ñu amee ci génn àdduna Djibo Ka. réew mee ñàkk Afrique ñoo ñàkk. àdduna ñàkkit nit ku baax ndax moom dafa amoon solo ci dundam ci abnégation état nit ku baax la ku laa biir ñu ko jëlee sa yaayam ak sa papa bëggut kenn mere ko lu baax rek la bëgg. ñaar fukki at ñu jàng ci moom ni am parti baax na lool nekk leader de parti am na solo lool waaye nag réew mi ak république bi Djibo Ka loolu la mas a jiital. nekkoon homme politique bu yàgg ragal vide tey Djibo Ka dem na yóbbaale secret d'état yi. mu nekk koo xamante ni tamit ku xam état la ku xam république la ku fekkee lu bari mais newul ci rajo yi wala ci télé yi wala ci mbedd mi di nettali secret état Sénégal. C'est un homme remarquable exceptionnel un homme d'état pour lui l'état prime surtout. ca Senghor ba ci Macky Sall mi jaarale ko ci Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade Djibo Ka gunge ko ci nekk ci nguuram génn àddunaam bi tey tombeek ñaar fukkeeli anniversaire bu génn àdduna Seydil Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh ak i sanc gi ñuy sanc ñuy teewal askan wi ca pencum ndawum réew mi. Djibo Leyti Ka mu nekk nag ay yoon jëwriñ fii ci Sénégal moom doomi Linguère ja ñu jàpp nag ni jaar-jaaram ci wàllu politique kenn du ko naatable ci Sénégal Fatimata Ba.
turam fës lool ci histoire politique ci juróom fukki at yi mujj ni ko njiitu réew mi président Macky Sall waxee. Djibo Ka daanaka jiite na ay département ministériel yu bëri ci diggante 1981 jàpp 1996 nekkoon na fi ministre du plan et de la coopération, ministre de l'éducation nationale, ministre des affaires étrangères wala bokk ministre de l'intérieur waaye laata loolu ci atum 1977 moo nekkoon directeur de cabinet bu président Léopold Sédar Senghor. ci 1996 la daal di génn ci parti socialiste ginnaaw lu ñu duppee woon congrès sans débat mu taxawaloon union du renouveau démocratique ci jongante palub njiitu réew ñu amaloon ci atum 2000 moo jëloon ñeenteelu place bi am ci téeméer boo jël juróom-ñaari xob mu daal di nag jël dogal jàppale président Abdou Diouf ci second tour bi noonu la partiem daal di tas. Djibo Ka ci nguurum Abdoulaye Wade itam doon na ñaari yoon ministre ci atum 2004 mu nekkoon ministre de l'économie maritime ci atum 2007 mu nekkoon ministre d'État, ministre de l'environnement, de la protection de la nature et des bassins de rétention. doomu Linguère bi mu ngi juddu ñaar fukki fan ak benn ci weeru février atum 1948 mu daal di jàngee ci faculté des sciences juridiques ak économiques bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru gannaaw si loolu mu dem école nationale de l'administration moom nag moo bind téere bi di un petit berger au service de la République et de la démocratie. moom Djibo Ka moo jiite commission nationale bu dialogue des territoires président Macky Sall tabboon ko fa am na léegi ñaari at. Sénégal nag ñàkk ku mag fukki fan ak ñeent bi ci weeru septembre mu yemook bi ñuy samp fukk ak ñeenteelu législature bu suñu réew. levée du corps bi nag dinañ ko amal samedi fukki fan ak juróom benn bu fukki waxtu jotee ci hôpital principal. Fatimata Ba ni nga ko waxee mu yemook nag ci bi ñuy samp pencu ndaw réew bu bees bi fii ci Sénégal ci ndoxteel li sax ci lañ leen yëgale génnuk àdduna Djibo Leyti Ka. Abdoulaye Makhtar Diop moo ko xamal kon député yooyu nga xamante ni sax dooroon nañu liggéey ba Ndeye Fatou Guissé ak Yoro Sow fare ci majorité bi ñoom seede nañu ci Djibo Leyti Ka ñu teewlu seen i kàddu ak Mame Birame Diouf. ku ne xam ni mu meloon ci réew mi ku ne xam ni mu meloon ci Jolof tey moom suñu xol yi dafa fees sax ba mënuñu wax parce que bi ñu commencé fii ci assemblée bi ñu commencé liggéey bi ci la ñu annoncé maanaam le décès tey suñu xol métti na ñun waa Jolof suñu xol fees na ba tey vraiment wax sax mënuñu ko. Le président Djibo Ka dafa nekk nit koo xam ne vraiment nit ku mën a dajale ay nit ku mën a boole ay nit. man mii di wax ak yow toog nañu ci référendum bi nit ñi dénkoon mooy fexe leen ba li ngeen di liggéey. xaalis bi nga xam ne askan wi moom xaalis bi nga xam ne réew mi ko moom bu leen ko laal kon kooku ñun dañuy roy ci moom. ñun nag li ñu jàpp ci Djibo Leyti Ka mooy que li Sénégalais yëpp jàpp ma doon muy homme d'état boo xam ne bi ñëpp ràññee mu def carrière politique boo xam ne bu mucc ci ayib ñu ràññee woon ko tamit mu nekk nit koo xam ne ki jàmbaar la am fit di défendre ay idéem ci nu mu waree. donc yaakaar naa tey ji Sénégal ñoo ñàkk nit ku màgg mooy Djibo Leyti Ka. seere ya bare woon na foofee ca assemblée nationale tey ci suba ba tey ci génnuk àdduna Djibo Leyti Ka yeneen i député itam yëkkati nañu seen kàddu ci faatuk Djibo Leyti Ka ñu teewlu leen ci micro Hadia Talla Alassane Ba. da ngay dem nga jiitu ñu si des parce que ñu si des am naa ñu mujj fekk si ko bi ñu ko président Abdoulaye Makhtar Diop. waxee léegi ci assemblée bi ñëpp dañoo ànd ak tiis ak naqar ndax Djibo Ka nag yàggul sax ñun ñii la fi daan àndal ci 12e législature fii ci assemblée nationale. Djibo Ka nag nekk nit koo xam ni nit ku rëy la woon ci biir Sénégal ndax taxawaayam ci biir politique nekkoon na fi ministre di liggéeyal état am nekk fi député di liggéeyal nation am nekk fi lu ne am fi ndombal tànk bu ne mais ndombal tànk bu ne dafay jeex tey la Djibo Ka jeexal. Sénégal yëpp. war nañ ko ñaanal yàlla yóbbu ko ci àjjana yi gën a kawe. tombé nag bisu 14 septembre boo xam ne ci la sëñ Abdou làqoon liggéey loolu aussi mën na tax nu am ci yaakaar ni yàlla mën na ko yërëm xare ko àjjana. man de xam naa sama bopp te bëri naa ci morom bokk naa ci ñi mu jàngal politique bokk naa ci ñi mu tàggat bokk naa ci ñi mu yar maa ngi koy jaale waa Carñi di ko jaale waa Jolof Linguère di ko jaale waa Njambur
di ko jaale waa Sénégal mais di ko jaale waa URD di ko jaale njiitu réew mi Djibo Ka nit ku jag la woon ku taaru ku rafet nu muy defee politique parce que dafa jàng ba ngëpp dafa xam dafa mënoon. fu ko histoire oowee rek pour mu aman njëriñ Sénégal taxaw na fa ak taxawaay bu mat soit ci gouvernement soit ci assemblée nationale soit ci parti politique soit ci démocratie ci anam yooyu d'ailleurs la oyu loxo bi ko président de la république son excellence Macky Sall tàllal pour mu ñëw ànd ak moom jàppale ko ci liggéeyu réew mi kooku daal bépp sénégalais tey am nga tuuti tiis ci sa xol ndax ñun jullit moom duñu mukk wax ne am nañu naqar ak métit wante mën nañu wax rek ne diis na mais yal na ko yàlla xareel aljana firda ñu naan Amine fukki fan ak ñeent ci weeru septembre ci la génn àdduna Djibo Leyti Ka waaye tamit fukki fan ak ñeent ci weeru septembre ci la maam Abdoul Aziz Sy Dabakh làkkoo woon mat na ñaar fukki at ci tey moom Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh la mu fi bàyyi nag moom it deesu ko natable umma islamique bi ñëpp mën nañu ci tënku mu doon ab njàngale moo xamante ni nii muy nag génération bi fi ne ba ci sax ñay ñëw ëllëg it ku ci ne mën nga cee gis sa bopp Aminata Mbaare Sow moo dellusiwaat ci jaar-jaaru Maam Abdou. Maam Abdoul Aziz Sy fu ñu tuddee tur boobule xol yëpp tooy xel yëpp dellu ci nitub yàlla Maam Abdoul Aziz Sy di ñu wéy di ñu wéttali waaye tamit taar gu rafet ak histoire bu bëree doole gu fi bàyyil ba léegi askanu Sénégal askanu àdduna gi yëpp di fa jëfandikoo ci fàttali maam Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick mu ngi doon xalifa ci atum 1957 moom moomee moo doon ñetteelu xalifa Seydi El Hadj Malick Sy moom nag moo uute woon El Hadj Mansour Sy ginnaaw bi mu toogee ci jal ji te sax yàggu fa dara maam Abdoul Aziz Sy def ñeenti fukki at ci xilaafa gi ñeenti fukki at yoo xam ni jàngale gu mat sëkk la ci askan yëpp daal di jëlee maam Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick ñëpp xamee woon ko nit ku jullite waaye tamit nit ku sopp niti moroomam ci noonu sax dañ ko doon woowee Dabakh ndaxte xam-xam bi ko yàlla baaxee woon daaw ko woon yemale ci ñi ko jege waaye daf ko xamle daal di koy jàngale fépp ci àddina ñuy fàttaliku ci atum 1965 foofee ci Arabie Saoudite ci congrès gi ñu doon amal ci xaju Makka bi maam Abdoul Aziz Sy daal dina fay amal benn discours boobule ba léegi ñu koy fàttaliku maam Abdoul Aziz Sy buñ ko waxee wax ku doon dox ay diggante ngir jàmm waaye tamit salaam daal di sax dàkk ci Sénégal ak ci àddina gi yëpp ci noone sax saa su wax amoon ci wàllu politique wala sax ci ay jafe-jafe am ci wàllu nekkinu askan wi maam Abdoul Aziz Sy daawoon na jóg waxtaan ak askan wi waaye tamit wax njiit yi dëgg su ko defee ñu daal di ciy jël ay matuwaay ba génne askan wi ci tolof-tolof yi mu nekkee woon maam Abdoul Aziz ñu xamee ko ci wax jile tàppe leen xol yi loolee la maam Abdoul Aziz doon digle te di ko dox loolu waral sax bu jafe-jafe amoon ci nekkinu askan wi daawul woon hésité benn yoon wax ak njiitu réew mi su ko defee askan wi defaraat seen toogaay waaye tamit defaraat seen doxalin su ko defee société bi waaye tamit diineb islam ñu mën ko respecté ci ni mu waree maam Abdoul Aziz Sy jóge fi fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru septembre 1997 ba léegi askan wi di wéy di ko jooy ndaxte jëmm jile lim fu bàyyi ba léegi géej la te ku nekk daan ci duy te du tax mu jeex sant ko gërëm ko Aminata Mbaare Sow ci lu am solo loolee assemblée nationale waxoon nañu ko fukk ak ñetteel bi yoon ñu samp ko ci Sénégal muy assemblée bu yees ak député yu bees yi nga xamante ne nii tabb nañu leen ci mbir moomee muy nag ñuy fare ci kujje politique ba ci nguur gi ba ci député yi nga xamante ni ñoom ñoo toogal doomi Sénégal yi nekk ca biti réew ñoom it teewoon nañu la ñu wax nag mooy xaaj ak seen bu mu am ci pencum ndawi réew mi nañu daal di rek yemale ñi fare ci kujje gi ak ñi fare ci nguur gi Alassane Ba Thierno Laurent Mendy sàkku woon na ñëw teew na
wante nag li muy njëkk a ñaawlu mooy condition yu mu fi ñëwee. li ma metti mooy traitement bi nga xamante ne moom la ñu xalaat ni moom la ñu war a traité député opposition yi parce que man maa ngi fi egsi démb waroon fi ñëw nag depuis bu yàgg mais comme dañ ma def genre ping pong tey nga jël suba doo jël dinañ la indil billet duñ la indil billet ba dernièrement ñu ne ma duñ la yónnee billet ñëwalal sa bopp ma bëgg a laaj ndax am na benn traitement de faveur man buñ ma war a defal wala buñ war a defal député APR bàyyi ma man député boo xamante ni député opposition la xam nga man soo ma gisee may dem sax nga xam ne am naa billet. fukk ak ñetteelu législature bi nag door liggéeyam ab innovation am ci ay représentants yu fare ca diaspora. wolof bi nag setul parce que ça fait xaw naa yàgg tuuti à l'étranger mais nag xanaa c'est une fierté une joie di gërëm président Macky Sall de nous avoir choisi di gërëm aussi suñu compatriotes yu nekk dans la zone centre qui nous ont élus valablement et du meilleur score de la diaspora. mbégte kontaan xalaat aussi ñi nga xam ne ñi ñoo tax tey ma taxaw fii mooy ñi nga xam ne ñi ñoo ma fexe ba investir ma ba nekk député ñi nga xam ne ñi ñoo ma fexe ba votel ma ba ma gagné ñooñu fu ma toll sama xel day nekk ci ñoom. ñu ñëw tey nag fekk si ouverture 13e législature bi ci condition yu doy waar mais nag ñoo ngi Sénégal alhamdulilah suñu xol sedd na gis nañ suñuy mbokk. yan wi diis wante nee nañu daañu def seen kéem kàttan ngir fexe ba lépp li nga xamante ni préoccupation la ñu jëm cee taxaw. liggéey bi mooy fexe nu diaspora bi yëgee seen bopp ci biir assemblée nationale fexe ba diaspora bi la ñuy dund fee jafe-jafe yi ñuy dund foofu ñu fexe nu ko Sénégal gisee ba xam ko ba jàppale leen jàppale diaspora bi mooy jàppale sénégalais yi nga xam ne ñoo fi nekk ndax koo gis rek mu ngi yore fi famille boo xam ne bii daf koy dundal. nañu liggéey pour ngir diaspora bi seen doléance ak seen problème parce que xam nañu seen problème parce que on vit ensemble on vit là-bas donc dinañ ci taxaw pour seen situation jéem a améliorer. mënuñu nekk au Sénégal on sera à cheval entre les deux zones entre le Sénégal et la zone centre pour mieux encore parce que on ne va pas quitter là-bas on va rester là-bas. ñu toll nag ci fukk ak juróomi député yu représenté diaspora fii ci assemblée nationale. gannaaw ba mu tekkee ndombal tànkam ne bi assemblée nationale du ca mës a teew du ca mës a bokk muy maître Abdoulaye Wade suppléant ba nag di Toussaint Manga kon moom la ñu mujj kon daal di rek samp ni ki tey jii muy député du peuple nee na nag li koy xaar bari na muy liggéey bi bokk na nag ci fexe ba ndaw ñi nag am liggéey boo xamante ni nii dana leen njariñ ñu teewlu ay kàddoom ak Mame Birame Diouf. ma jàpp naa ne Khalifa Sall lu ma otage politique la du tey yàgg naa ko wax Macky Sall mooy utiliser justice bi dëkk bu war a jëm kanam ñu jàng développement ñoom ñi wax ne ñoom ay émergent nañu war nañoo xam justice ban importance la am ci effectivement jàppale développement réew mi gis bi mënu fee nekk di def lu neex président Macky Sall. Macky Sall moom bëggul kenn def politique Sénégal loolu moom ak waa famille am rakkam ak ñeneen te loolu nag mu warul fee am Sénégal kon nag Khalifa Sall ci cas boobu la tey waroon na fi nekk ñu ko ne ràpp ci kaso gi ñu jàpp nañ ne war na faa génn incha allah dinañu xeex pour moom mu jóge fa dinañu xeex tamit ngir démocratie sénégalaise jëm kanam. boo convoqué assemblée 10 heures war na fekk lépp pare 10 heures bu ñu ñëwee yëf yi commencé. mais nit ñi ñëw depuis 9h30 10h ba ndëgë ni député yi toog ci biir ba midi kenn xamul fu ñu nekk wax dëgg yàlla loolu moo irrité yenn député yi ba ñu buudee génn salle bi loolu nag moom nekk na loo xam ni lu ñaaw la. man maa ngi koy ñaawlu parce que ba ma nekkee assemblée pagaille bi moo fi amoon mais dindi woon naa ko parce que 10h laay wàcc chaque 10h ma wàcc bi ma ko njëkkee def bi ma wàccee 4 députés laa fi fekk ñu commencé mais bala muy am. une minute sax ñëpp ñu bari ñëw mais tey du député yi tey c'est la majorité qui a fauté parce que ñoom ñoo waroon 10 heures ñu joxe le bon exemple nekk ci hémicycle bi malheureusement jusqu'à présent ñi ngi dugg ak génn vraiment ça montre que dafa mel ni li ñu yore. mbirum Khalifa Sall je pense que Khalifa Sall kenn yéenewu ko mu nekk kaso mais dafa fekk ne
ci mbirum yoon la nañ ko bàyyi yoon mu doxal te kenn waxul ci règlement intérieur bi ñu ne nit bu ñëwul dañu ko war a waruñu wote déedéet loolu nekkul ci règlement intérieur bi ñu ngi koy ñaanal yàlla génn ko ci li mu nekk mais comme mbiru yoon la nañ ko bàyyi ci yoon mu doxal wàllu yéex a commencé assemblée nationale du yéex a commencé mais loolu mooy procédure bi seetul bu baax depuis 1960 élection assemblée nationale nan lay demee dañu ne bu ñu ñëwee nañu dajale groupe député yi ñu dajaloo def seen réunion def déclaration de groupe dem au niveau du secrétariat général administration bi defal bulletin yi loolu mooy li nga xam ne moom mooy procédure normale loolu la ñu doxal maintenant ñoom comme tuuti député la ñu am seen réunion du yàgg mais ñun nag 125 127 député la ñu am il faut que réunion bi jël temps. mu ngoog kon du Toussaint Manga mi ñu jàppoon déglu léegi xëy na daañu kam laata xibaar yi di jeex wala bokk ci xibaaru nasaraan yi loolee nag député yi ñoo doon addu rek ci li mu yeex a commencé muy ubbiteek assemblée nationale tey jii ba ku ci nekk nag doon joxañ baaraamu tuuma sa morom muy kujje gi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fare ci nguur gi ca assemblée la ñuy des ba tey ndax niñ ko waxee rek kon député yi nga xamante ni ñoom la ñu tabb bees daaj nañ leen samp tey jii ci alxames ji ñoom nag dogu nañu ñu ca bari la ñu wax ngir nag sóobu ci liggéey bi te sóobu ci liggéey bi nag mooy fexe taxaw ci jafe-jafey askan wi ñu teewlu leen ak Alassane Ba. mu ñu seen député yi parce que député yi defuñu lu tax ñu gëm leen naw leen respecté leen en général am na ay député yu baax comme ñi ma tudd noonu am na ñeneen ci man législature yi passé yëpp li may ñaan yàlla mooy ñu xam ne sénégalais dañu sonn réew mi dafa metti il faut ñu changer politique yi pour ñu mën ko changer gouvernement yi en Afrique li ñu naan exécutif ñoo gën a sonnal askanu africain yi en général mais gouvernement yooyu il faut les contrôler te ki leen gën a mën contrôler mooy assemblée nationale député moo assemblée moo war a ëpp doole ci réew parce que ñoo fi nekkal askan wi bu dégg bëccëg donc changement bu fi waree am nañ ko def mais ñëw fi di tàccu président de la république di tàccu premier ministre di tàccu gouvernement bu dee tàccu rek dàq ñu tàccu yeneen sénégalais yi nekk ci mbedd mi di dox seen ay soxla. yeesal d'abord règlement intérieur assemblée nationale yeesal ni ñuy jëflante ak entre collègues même yu nga xam ne bokkuñu fu ñu bokk yeesal ni ñuy débat fexe yi tamit ba lépp lu nga xam ne njëriñu askan bi la ñu wax ko fi ñu taxew ko fi lépp lu nga xam ne lu yokk réew mi la ñu nekk ci loolu lépp lu nga xam ne da koy wàññi ñu génn ci loolu bépp projet de loi bu ñëw bu nga xam ne gis nañ ne njëriñu Sénégal la ñu wote waaw suñu gisee ne du njëriñu Sénégal ñu voté déet loo yéene jooju la ñu am. bon di ñaan yàlla rek bon parce que ñëpp ñu ngi laaj fu corruption am mais xam ngeen ni que déjà si doxalinu depuis bu ñu voté élection bu ñu voté député yi ba léegi depuis le 30 juillet ba léegi installé ñu assemblée nationale. donc déjà rupture boo xam ne waroon na am déjà amul si te boo gisee aussi bureau boo xam ne moom la ñuy fal tey daanaka ñu fi nekkoon ñoo fi ñëwaat. gis naa ne yëf yi daal changé wu parce que tardement bi mi ngi fi ba léegi Moustapha Niasse sax tàmmoon na fi day tardé rek da lay woo 11h du démarrer avant midi et demi tàmm na ko def yaakaar naa ne te jàpp naa ne loolu dëgg-dëgg Sénégal war na kaa dépassé looloo tax sax ñun bu ñu toogee ba si yàgg ñu ne dañuy jël suñu bagage dem suñu yoon. ñaareel bi gis nañ ne élection yi na mu demee jaarul yoon wax nañ ko benn du ñaar parce que sénégalais yi 2 millions 500 000 sénégalais ñoo waroon a mën a wote wuñu correctement gis nañ ko kenn ñemewu koo weddi looloo fi am kon élection législative ñun du ñu mascarade parce que am na ñenn ñoo xam ne waroon nañ leen fal député newuñu fi waaw kon nag 13e législature véritablement na muy démarré nii ñu neexuñu mais terewul jàpp nañ ne Sénégal démocratie bi Macky Sall bëgg a yàq liberté yi muy fooyee ñu tëj nit yi pour des raisons politiques. ñu wax ci wàllu njàng meek njàngale mi ak groupe Yewwi Selim ñoom nag mere nañu lool jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu njàng meek njàngale mi tontu nañu ko sax moom Serigne Mbaye Thiam ndax jàpp nañ ne rek dafay xoqatal kon groupe bi bu demee ba wax ne nag lu soxal institut dañu leen di tëj nag noonu it ñoom ñooñee di groupe Yewwi Selim ne nañ tey am na ñoo xamante ni ñoom ñoo leen di jàppale ca la ñuy xeex bokk na ci imam ak ulema yu Sénégal ñu teewlu ci Mamadou Coulibaly moom mooy directeur bu étude bu collège Yewwi Selim ba nekk fële ca Thiès Maymouna Ndiaye moo taataan ay kàddoom. Yewwi Selim dafa mel ne dafa am lenn loo xam ne da ko ŋànkal Yewwi Selim déclaration bi yëpp mooy damay tëj école yi
juróom-ñeenti école la fi amoon ñett yi reconnaître nañu juróom-benn yi kenn reconnaître leen kon tey ñett yooyu sax doonu ma leen autoriser ñu ubbi nangam ndax ministre moom mooy wax parent d'élève bi jëlal sa doom yóbbu ko ci école bi wala yóbbu ko ci école bi ñun dañ koo laaj rek ne ko moom ci lan la wékku woon ba jël doomam andi ko ci ñun xëy na tey dindi na ko fi certainement parce que école ubbeegul xamuñ ndax doom dina ñëwam du ñëw mais doom mi ngi fi woon yeneen kilifa réew mi aussi seeni doom ñu ngi woon yaawu selim te ñooñu kenn déggu leen kon ñun kaddu gu ñaaw wax ju ñaaw dugg ci réseaux sociaux du sunu kaddu respect la kaddu fulla ak fayda jàkkaarloog moom ne ko sëñ bi kat ñun yaakaar nañu dangaa juum te ngaa xoolaat li ngay def dellu siwaat parce que njuum dellu si du gàcce. ñu wax ci tàggat yaram ak Afro Basket 2017 bu soxal kon góor ñi Sénégal nag di ci jano ak Angola waxoon naa ko ca ndoxte li fële ci Tunis la fi ne nii nag kon lu soxal carton bu njëkk bi jàll na Sénégal nag kon fi ne nii daal ñu ngi ci kaw Angola bu ñu ko mënee waxee noonu fukk ak juróom-ñeenti poñ ci fukk ak juróom-benn poñ Mamadou Ndiaye lañ ciy jokkal Mamadou Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay fàttine Mamadou Ndiaye Afro Basket bi kon yaa ñu fa teewal fa télévision Futur Média kon Sénégal ak Angola ni mu ko waxee rek jamono ji ñi ngi ci Sénégal nag mu mel ni kon raw na kon Angola tuuti ci poñ. voilà moo ko jiitoo gum ci première quart-temps bi di 19 ak 16 Angola moo am 16 Sénégal am 19 mu nekk dernier quart de finale bi. après victoire Tunisie Nigéria ak Maroc tey ñu ngi bëgg a jëm léegi ci xam kan moo fas yéene mottali équipe yi ngir ñi nga xamante ni ñoo fas yéene dem ci demi-finale bi actuellement Sénégal ni mu démarré moo di démarrage mën nañu jàpp ni démarrage bu am solo la surtout ci côté défense beeg bu ñu mënee jàpp ñi nga xamante ni ñooy 5 majeurs yi nga xamante ni ñoo démarré match bi di Mohamed Faye ak Antoine Mendy Gorgui Sy Dieng Thierno Ibrahima Niang ak Maurice Ndour parce que actuellement ñi ngi dugg ci deuxième quart-temps bi am na tuuti ndéggandiku dafa am problème technique mais ñi ngi waajal commencé waat léegi nii mais li ci mën a jàpp rek moo di Sénégal moo dominé gu première quart-temps bi 19 ak 16 waaye xam nga ni début la rek ci premier quart-temps yi defaat na ñeneen ñetti quart-temps yoo xamante ni pour ñu xam que man équipe moo ci diggante Sénégal ak Angola moo fas yéene mottali ñi nga xamante ni ñoo fas yéene qualifié ci demi-finalu Afro Basket 2017 yi nga xamante ni voilà Mamadou Ndiaye Sénégal ak Tunisie ñoo koy organisé première partie pour ñu ko xamee ñu ko amele woon foofu ci Dakar deuxième partie bi ñu fas yéene koo amele fii nga xamante ni mooy Tunisie. Mamadou Ndiaye. waaw avant ñuy tàggatoo rek très rapidement ñu gis ni Maurice Ndour ni ñu ko waxee rek ak blessure ba mu amoon ak ni mu dellusiwaatee noo gisee état de forme moom ndax mi ngi joxe vraiment ci biir terrain bi. waaw ñoom ñëpp nag xam ne ñu dañoo yegg rek jubal ci fi nga xamante ni mooy fi la ñuy amee Afro Basket bi ci terrain bi waaye li ñu mën a jot information yi ñu am ñi nga xamante ni suñu mbokk suñu naataango yi fi nekk surtout ñi nga xam ñoo nekk ci RTS nee na ñoom li ñu jot a gis ci joueurs yëpp sax mooy forme la ñoom koo ci waxal dañ naan la carrément ñoom seen objectif bi ren comme ni ko ñëpp xamee mooy Sénégal dafa fas yéene ñëw nga xamante ne gëj na am mooy jël li nga xamante ne mooy trophée bi bu mujj bi mi ngi amoon ci atum 1997. mangook ñu di ko jaajëfal bu baax Mamadou Ndiaye du ñàkk ne nag ak taay ba xëy na yow sax boo ca duggoon poñe dana gën a bari carton bi diggante Sénégal ak Angola kon bu njëkk bi jeex na Sénégal 19 la am Angola am fukk ak juróom-ñeenti poñ mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen jaajëfal leen bu baax a baax fii ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew faram-fàcce leen xibaar yi ci nasaraan lay doon jërë ngeen jëf.